mbokk yi dalee nag jàmm ci seen télévision régionale du prestige seen kóolute gi ñu am dañuy seytaan bés bu yàlla sàkk rawatina xibaar yi teel bi réew mi ak bitim réew loole nag jur mbégte ci mboolem seen liggéeykat yi xam ne ñoo nekk ci télévision régionale du prestige TV xibaar yi nag ci bésub talaata gi yemoo ko juróom benn fan ci weeru avril ci atum 2021 la ca gën a fës rek mooy mouvement bi ñuy wax Russie amaloon rek benn exposition la jëm nag ci wàllu njaay amaloon ko nag ca manufacture des arts décoratifs bu Thiès docteur Pape Amadou Ndiaye moo nekkoon parrain ba teewoon na ca dinañ ci dellu ci xibaar yi. meerub commune bu Thiès Nord di Lamine Diallo moom de amaloon na nag bésub reer ci bésub indépendance bi ànd ci nag ak ña nga xam ne ñoom ñooy waa APR ak réew mi mu nekkoon nag ndaje boo xam ne sax maire bi profité na daal di àddu la jëmale ca bilan ca bopp mairie bu Thiès Nord. plateforme bi ñuy wax plateforme citoyenne les sentinelles di Diobass nekk ca commune bu Notto Diobass ñoom nag daal dinañu jàkkaarloo ak taskatu xabaar yi ci bés yi weesu fële ca Diass Palam la waral nag ndaje boobee mooy daal ñàkkub ndox ba ñuy nemmeeku ca goxub Diobass xibaar yi teel bitim réew ak wàllu tàggat yaram mooy ndax keppe xabaar yi ci seen télévision régionale du prestige mbokk yi ñuy rafetlu seen kóolute su ne saa ñu ñëw ci wasa gi. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu jërë ngeen jëf ci seen kóolute rawatina yéen ñi xam ne yéen a nekk ca bitim réew ngeen ñuy seytaan ci réseau bu ñuy wax IPTV waaye nag am na ñi tàmm suñu plateforme yi ci mel ni page Facebook live site d'information www.prestigethies.com ak page YouTube bu prestige ñu daal di dooree nag xibaar yi ca laxiiteel feebar bi di coronavirus ni ñu koy faral di defee bés bu yàlla sàkk waa ministère de la santé et de l'action sociale ñuy amal point du jour xamal askan bi ana fan la réewum teraanga tollu ci mbas moomee ba tax na nag tey jilee nee nañu daal lu tollook juróom fukki nit ak juróom wër nañu ba yenu seen bagage woon hôpitaux ya ginnaaw dellu seen kër xam naa suñu fa eggee dinañu wéyal la jëm nag ci wàllu sensibilisation yi waaye nag ñaari nit daal dinañu wàcc liggéey la leen ko yóbbee mooy feebar bi di coronavirus leeral la yitteel tolluwaayu mbas mi ci mim réew di Sénégal ñu ànd ci docteur El Hadji Mamadou Ndiaye mi xam ne moo yor wàllu prévention nekk ca ministère de la santé et de l'action sociale. ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaj a lim ci juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñett test yi ñu def fanweer ak ñeent ñoo ci positif yooyu am nañ ci fukk ak ñetti cas contact mooy ñi jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji amuñ ci benn cas bu jógee bitim réew maanaam importé waaye am nañ ci ñaar fukk ak benn ñoom lañ tuddee cas communautaire seen lim nii la tëddee ci Ndakaaru ak li ko wër am nañ ci fukk ak juróom yu tëddee nii ñett ci HLM Grand Yoff ñaar ci Mermoz benn ci Almadies Liberté 4 Mamelles Nord Foire Parcelles Assainies Dakar Plateau Thiaroye Yoff Zac Mbao ak zone B ci région yi am nañ ci juróom-benn cas ñett ci Vélingara ñaar ci Thiès ak benn ci Mbour juróom fukk ak juróom si malade yi entré woon hôpital ak ñi nga xam ne ñu leen doon topp ci biir kër yi wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu si yàlla àndee ñaar fukk ak juróom-ñett ñoo nekk réanimation ñaari malade ñàkk nañu seen bakkan bu su démb altine juróomi fan ci weeru avril mi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tànn. mbokk yi ñu àddu nag la yitteel wàllub actualité maanaam xew-xew bés yi weesu nag Thiès daal programme yi bari woon na fa lool ba tax na nag mouvement bu ñuy wax Russie nag di tekki renouveau des acteurs culturels du Sénégal amaloon rek benn exposition dajale nag ñi xam ne dañuy yëngatu ci wàllu yu bari la jëm nag ci wàllub art ñu doon amal rek exposition vente ca manufacture des arts décoratifs bu Thiès
ki nga xam ne nag mooy docteur Pape Amadou Ndiaye moom moo nekkoon parrain bés bu am solo boobu ba tax na nag moom ñëwoon na teew ba mu jëlee kàddu daal rafetlu na lool jëfin bi docteur Pape Amadou Ndiaye di ministre de l'artisanat et du secteur informel ci micro Cheikh Fall ak soxna Aminata Ndiaye. di rafetlu initiative bi nga xam ne muy initiative bu rafet ndaxte dem nañu visiter nañu stand yi ci visite bi gis nañu taxawaay bi leen wax ne kan artisanat dafa nekk lu am importance rafetlu nañ nag tey taxawaay bi am fii muy manufacture des arts décoratifs ma leen di féliciter di leen encourager di leen wax incha allah ci diir bu gàtt dinaa def fii visite pour gën koo xool ñu seet nan la ñuy ànd ak artisanat pour gën a booster artisanat ndax artisanat dafa soxla li ñuy wax créativité innovation ndax ñii ñuy liggéeyal ñuy sunu artisan yi seen xarañte kenn dootu ko laam-laamee waaye soo ko xoolee tuuti ñu bari ci ñoom dañuy def li ñu doon def démb li seen baay doon def te su continuer noonu dinañ dem ba nga xam ne day loofloo secteur bi mu laaj kon mu am ay structures yu mel ni yi nga xam ne dinañu boole artistes yi boole designers yi boole ñeneen ñi nga xamante ne ñi ngi ci ay corps de métier wu artisanat ñii nekk cuir ñii nekk ci poterie ñii nekk ci bois ñu boole leen loolu la tubaab di wax synergie pour la synergie bi nga xamante ne mooy indi créativité donc vraiment maa ngi kontaan bu baax kontaan tamit léegi parce que gis naa artistes yi nga xam ne ñoo évolué fii artistes yi njëkk yi slam bi muy lu am solo parce que slam day yeete te yeete dafa am solo surtout jamono jii ñu nekk nga xam ne xale yi réseaux sociaux yeeg yooyu xaw na dem ba nga xamante ne ñu bare ci ñoom la ñu waroon a xam ak seen taxawaay dañ ci xaw a réer tuuti. des ba léegi mbokk yi ca la yitteel exposition boobee ca ngoon sa nag ki nga xam ne moom mooy président mouvement Thiès ca kanam di Pape Doumbouya àndoon nag ak délégation am demoon rek xool exposition boobee moom nag ba mu demee daal stand bu mu dugg rek wala bu mu romb rek daal dina fa jënd ab article loolee nag firndeel jàppale bi muy jàppale ña nga xam ne ñooy yëngu ci secteur boobee ba tax na nag ki nga xam ne mooy soxna Aïda Fall mi xam ne mooy coordonnatrice mouvement Russie fii ci Thiès moom rafetlu na visite du Pape Doumbouya waaye nag dellusiwaat na ana lan moo tax ñu jëm amal exposition vente boobee Aïda Jarabi ci micro Cheikh Fall ak Aminata Ndiaye. waaw manufacture le mouvement Russie moo fi organisé benn vente privée pour artisans yi ak acteurs culturels yi macha allah ñu ciy xaar képp koo xamante ne yaa ngi dëkk fii ci biir Thiès. di bëgg jàppale population bi nga ñëw fekk ci acteurs yi ñëw fii jënd ci seen produit yi parce que boo xoolee ci li ñu jóge ci mbas bi ñëpp xam nañ ne dara doxul boobu ba léegi ñu ngi enfermé wu 1 an presque et quelque donc bi nga xamante ne président ibbi na porte yi ñu xalaat ne war nañoo mën a jóg en tant que les artisans et les acteurs culturels ñu créer benn vente privée ñëpp dañ ciy nekk ndax acteurs culturels yëpp ñu ngi fii lu ci mel ne théâtre kat yi waykat yi musiciens yi ñëpp daal ñu ngi fii aussi artisanat bi transformatrice yaa ngi fii couturière yaa ngi fii couturière yaa ngi fii styliste yaa ngi fii donc bàyyi ñu kenn ñëpp a ngi fii cordonnier yaa ngi fii bijoutier yaa ngi fii donc ñu daje fi tey pour mën a jógaat suqaliwaat liggéey bi nit ñi xam ne aussi yëf yi jaratul ñuy croiser les bras te xam ne ñun ñoo war a suqali suñu liggéey loolu moo waral ñu organiser foire bi pour mën a développer waat suñu liggéey jógaat tax pandémie bi am na loo xam ne defoon na ko bu baax a baax ci ñun mais comme nag mënuñoo toog croiser les bras ñu daal di jóg ànd ak ñëpp ànd liggéey woo ci population bi di remercier nag lu mel ni DG Pape Doumbouya ndax tey li mu def def naa lu rafet la bu ko ñëpp doon def kenn dootul jooy parce que premier stand ba dernier stand article bu ne jël na fa dara pour mën la soutenir
donc soutenir boobu dafa doon lu am solo ndax kenn ku ñëw bu defee noonu rek dañuy kontaan tax loolu rek la ñu woote dañ ne kenn ku ne ñëwal jaaykatu gerte caaf bi sax jëndal ñu foofu benn mbuus dem bu kenn ñëw defee ne bu yàggee plateau bi jeex. mbokk yi ñu des ba léegi ca xibaar yëpp yitteel actualité maanaam xew-xew gis ngeen nag ci dimanche gi la Sénégal doon màggal juróom benn fukk at ak benn la yitteel wàllub indépendance su nekkoon ne sax ku juddu ci atum 1960 la ba 2021 manes na jàpp ne nag retraité na ba muy naan rek bi ma retraité ak tey benn at moo ci tegu mu nekk loo xam ne nag Sénégal daal dina màggal bésub indépendance waaye ren jii nag amul défilé amul dara la ko waral rek mooy mbas mi nga xam ne moo lëmbee àdduna jamono yi waaye nag ki nga xam ne mooy meeru Thiès Nord di Lamine Diallo amaloon nag ab ndaje bu am solo ci fii ci benn bërëb ci Thiès doon rek dajale ñi nga xam ne ñooy militant APR ak militant parti Rewmi ba mu jëlee kàddu nag rafetlu na lool li nga xam ne moo dox ci diggante Idrissa Seck ak Macky Sall nee na nag loolee mooy ne daal Sénégal moo ñor ñaari kilifa yooyee waaye nag Lamine Diallo de rafetlu na bu baax a baax programme bi nga xam ne moom la ñuy wax PACASEN te njiitu réew mi Macky Sall tëral ko nee na naal gis na ci boppam lool Lamine Diallo mooy maire commune bu Thiès Nord ñu teewlu. tey nag fête nationale la suñu fête indépendance ñu décidé woon fête ko à notre manière jàpp nañu ni c'est vrai au niveau supérieur défilé amul mais nous avons pensé en tant que collectivité locale de fêter ça dans la plus grande sobriété mais aussi profiter aussi parce que nous avons été portés à la tête de cette commune de Thiès Nord le 22 juillet 2014 c'est vrai xaw nañoo yàgg parce que 5 ans rek la ñu waroon def ñu demaat mais du suñu vouloir donc c'est des contextes et je pense que maintenant les dates bien la date de ces élections déjà est connue et coow waratul am parce que entre décembre ak février franchement ñun ak opposition bi mun nañ cee jubóo parce que fin décembre ak 22 février moom je crois que mun nañ koo coow mënatul am aussi dañuy remercier le président de la République monsieur Macky Sall avec son programme PACASEN parce que PACASEN bi ba mu ñëwee 2019 si la commune yi nga xam ne ñoom ñoo concerné par le PACASEN nooy ba mun a liggéey. mbokk yi nag ñu àddu la yitteel wàllub askan bi tubaab di ko wax société foofee nag ñu dem fële ca goxub Diobass Notto Diobass nag bokk ci département bu Thiès ñoom de dañoo am jafe-jafe yu metti ndax nee nañu mënuñoo jàpp ne lu tollook juróom-ñeenti forage ñu gas ko ca suufub Diobass waaye nag askan ba nekkee ca Diobass nag bénéfice ñu mukk ca la nga xam ne moo yitteel ndox moomee ba tax na nag jafe-jafe ndox daal mu ngay wéy di am ca gox ba jamono yi weesu nag wane woon nañu seen bopp ci ab doxub ñaxtu ca commune bu Notto Diobass waaye nag bés yi weesu ñu nga doon dajewoo fële ca Diass Palam nekk ca paxum Diobass ñoom nag ba ñu jëlee kàddu daal dinañu wax la leen métti waaye nag daal dinañu yuux jëmale ko ci son excellence le président de la république Macky Sall ngir nag mu dëgg seen tawaat ka wax seen tur moom mooy Pape Saliou Mbaye ñu teewlu ko ci micro soxna Ramatoulaye Cissé ak Cheikh Fall. li ñu fi dajale tey nag nekk na dëtmal yoo xam ni dañu jëm ci yeneen plan d'action les sentinelles bëgg ko doxal parce que umplewu leen ni li ñu fi dajale tey muy jafe-jafe ndox mi nekk ci Diobass du tey lañ ko xeex mais xeexoon nañ ko ca ginnaaw ñu amoon benn néggandiku ak benn tekkaaral
la ko waral nag mooy ku xam les sentinelles xam ni ci yoon lay dox ak ci loo xam ne si lu civilisé la parce que ndaw yi ko seq dañoo nekk ndaw yoo xam ne ils sont responsables ba tax na mbas mi fi jaaroon mayuñu woon ñuy am ay yenn ndaje ak yenn dajaloo yi parce que conditions yi permettre ko woon ñu am dal ak tekk ni ku ni tekk rek tekk wan la yoon ñu xaar ba le moment opportun ñu def ko mais ñëpp xam nañ ni ñàkkum ndox moomu ci Jobaas tey indi na jafe-jafe yu metti que ñu wax ko ñu ñàkk ko wax sax ci taxawaay bi ndawi Jobaas amoon pour xeex Covid bi dem na sax ba indi ci ay gàllankoor parce que comme niñ koy waxee ndox nekkatul lu mën a ñàkk ci dundu doomu aadama kese mais dafa nekk dundu doomu aadama ci boppam. mbokk yi ñu àddu la yitteel wàllub biir réew mi di Sénégal actualité nationale ci seen télévision régionale du Prestige ginnaaw bu ngeen ànd ak ñun di seytaan xibaar yi ba tax na nag li gën a fës ci biir réew mi di Sénégal lañ ca jot a ñoromtal mooy ab accident bu am ci yoonu Touba ak Daara Jolof ab oto de moom la pneu bu toj bu mu daanoo daal ñaari nit daal di ñàkk seen bakkan mbokk yi loolu moo gën a fës ca xibaar yi teel bi réew mi di Sénégal ci seen télévision régionale du Prestige ñu ànd ci soxna Fatou Fall. ñu doore xibaaru biir réew mi ak kuréel yu jigéen yay jàppale masseuse bi di Adji Sarr te tuumal Ousmane Sonko viol ak menace de mort te Aïda Patra nekk ca boppa ñoo woote ab ndaje suba ci àllarba ji bu fukki waxtu ak ñeent jotee ca place de la nation ñu gën koo xam ci place de l'Obélisque la war a ndaje boobee nag mooy réclamer justice ngir Adji Sarr waaye nag dakkal bépp violence bu ñuy tekk ci kaw jigéen. ab auto 4x4 marque Range Rover matricule ba di AA 051 CE jóge woon Kanel nekk ca gox bu Matam ngir dem Dakar moo daal di képp ci yoonu Touba Daxara bi la waral boobee l'accident nag mooy pneu ginnaaw ba moo daal di tocc ba oto ba daal di këpp l'accident boobee nag am na ñaar ñu ci ñàkk seen bakkan am yitte ñett ñu ci am ay gaañu gaañu yu metti néew ya ñu ngi leen yóbbu ca morgue bu centre de santé ba ca Daxara ñu jeexale xibaaru biir réew mi ak programme de vaccination contre Covid-19 bi ña nga koy wëyal di am donte sax bari na ay effets secondaires yu ñu ci signalé ci nit ya ca joto ñàkku ci vaccin wu AstraZeneca bi ci réew mi yépp ñu topp ndigalu organisation mondiale de la santé autorité sénégalaise yi ñoo ngay wëyal ñàkk yi ngir mën a dakkal law ba jàngoro ji di law. bàkku boobee di jëmale yitteel bitim réew seen télévision régionale du Prestige di ci béy wàllu am solo bés bu yàlla sàkk ba tax na nag tey de la gën a fës ca bitim réew mooy juróom ñetti ay soldats ya réewum Burkina Faso ñoom nag la ñu def embuscade ba ñu sokki jëmale seen kaw ba ñooñee daal di ñàkk seen bakkan mbokk yi loolu it moo gën a fës ci xibaar yitteel bitim réew Roxaya Daba Mbeng. ñu doore si ni xibaar yi biti réew ak réewu Centrafrique foofee nag ay groupe armé yu nekk ci biir réew ma ñoom ñoo bokk ak ñi nga xamante ne ñoo dajaloo ngir nag daal di indiwaat jàmm ca Centrafrique ñoom nag ñi ngi bokk ak kii di Adji Darassa ñoom na dañoo fas yéene fi mu ne nii delloowaat li nga xamante ne rek moo di sottalab jàmm foofu ca réew ma ginnaaw bu coalition patriote pour le changement di CPC ak coalition bi nga xamante ni moo ëmb wàllu rebelle yi nga xamante ne ci atum décembre ñoom ñëpp bëggoon nañu waxtaan li nga xamante ni rek moo di naka la ñuy def ngir daanil kii di président Touadéra mu mel ni rek communiqué bi nga xamante ni génn na ni ki démb moo ko xamle ci làmmiñu seen porte parole bu UPC moom nag daal ne dëggal ni ñoom ñoo joxe boobu kàddu
kii di président bu Israël moom nag ginnaaw ay bés ba mu lambee waxtaan boo nga xamante ni fas yéene na ko taxawal daal dinay jox kii di limaanu jëwriñ yi di Benyamin Netanyahu ngir nag mu taxawal ab gouvernement bu bees premier ministre israélien bi nag di Benyamin Netanyahu moom la ñu jël jamono ji tey ci talaata ji daal di koy tabb ngir nag mu taxawal gouvernement bi nga xamante ni moom fa fas yéene taxaw bees ginnaaw ba nga xamante ne def nañu ay jokko ak ñi ñu waroon waxtaanal yépp ak itamit ki nga xamante ni moo di président bi di Reuven Rivlin ak it ñi nga xamante ni ñoom la ñu tabb ci wàllu député yeeg yu ni mel mu mel ni rek 23 mars bi nga xamante ne rek ci la ñu jógee loolu yépp waxtaane nañ ko ginnaaw ñeenteelu yoon bi nga xamante ni taxawalaat nañu gouvernement nga ci diiru ñaari at kese. ñu daal di jeexalee ak unité mixte yi nga xamante ni ñu ngi bokk ci gendarmerie bu volontaire yi nga xamante ni dañ leen a tegoon loxo ci li nga xamante ni rek moo di la amoon ci ay xew-xew ca Burkina Faso mu mel ni am na ñetti gendarme ak 5 supplétifs yoo nga xamante ni ñoom itamit jotoon nañ leen a boole ci ñi nga xamante ni dañu war a xeex lii di jihaad gi am foofee ca réew ma waaye jot nañ leen a rey ci benn attaque boo xamante ni mi ngi doon am ci est bu dëkk ba mardi lañ ko xamle ñi di waa AFP yi nee nañ ñu ngi jëlee wax jooje ci ñu yor wàllu kaaraange dëkk ba lii lañ leen fi indiloon ci xibaar yi biti réew. bàkk boobee di jëmmal wala di firndeel la yitteel wàllub tàggat yaram seen télévision régionale jox gëdd lool la yitteel wàllub tàggat yaram la ko firndeel mooy match yi nga xam ne dañ koy def retransmission en direct Ndakaaru ba Thiès waaye nag émission yu am solo ñu koy jëmmal lépp la yitteel wàllub tàggat yaram ba tax na nag tey jii ci bésub talaata gi Alaaji Fallu Ndaw xamle ne daal équipe bu Thiès yi xam ne dañoo bokkoon doon jamarlu ca coupe de la ligue ñoom ñëpp lem nañ seen bagage toogee nële mbokk yi loolu it moo gën a fës say teel wàllub tàggat yaram Alaaji Fallu Ndaw. ñu ubbee ko ak coupe de la ligue sénégalaise premier tour bi nag jogante nañ ko équipe bu Thiès yëpp. éliminé nañ leen dès le premier tour te ñoom ñëpp nag dañoo dalal ñu daan leen ci seen dëkk CNEPS excellence génération foot da ko fekk si éliminé ko benn bal ci dara Dakar Sacré-Cœur daan Africa Promo Foot ñaar bal ci benn Ñambour éliminé Amitié FC gannaaw bu ñu demee ci jogante dàq dóor ci mbal Jàmbur dugal ñeent Amitié dugal ñett ci temps réglementaire ba nag ñaari équipe yi dañoo témboo woon benn la ñu def Duc éliminé Thiès football club benn bal ci dara gannaaw bi ñu demee ci njàmbaas ba démb nag Stade de Mbour dafa éliminé ñaar tali ak duma yu métti nag ñeent bal ci dara la ko daan. championnat régional première journée bi jogante nañ ko ci ayu bés bi Renaissance bu jaxaaw ak Ndex Sak bu Ngéru dañoo témboo benn la ñu def Ngexoox dafa daan Tigres benn bal ci dara Morolan dem fële ca Mbour duma yu métti Océan ñeent bal ci dara jogante nañ ko équipe bu Thiès yëpp éliminé nañ leen dès le premier tour te ñoom ñëpp nag dañoo dalal ñu daan leen ci seen dëkk CNEPS excellence génération foot da ko fekk si éliminé ko benn bal ci dara Dakar Sacré-Cœur daan Africa Promo Foot ñaar bal ci benn Ñambour éliminé Amitié FC gannaaw bu ñu demee ci jogante dàq dóor ci mbal Jàmbur dugal ñeent Amitié dugal ñett ci temps réglementaire ba nag ñaari équipe yi dañoo témboo woon benn la ñu def Duc éliminé Thiès football club benn bal ci dara gannaaw bi ñu demee ci njàmbaas ba démb nag Stade de Mbour dafa éliminé ñaar tali ak duma yu métti nag ñeent bal ci dara la ko daan. championnat régional première journée bi jogante nañ ko ci ayu bés bi Renaissance bu jaxaaw ak Ndex Sak bu Ngéru dañoo témboo benn la ñu def
Ngexoox dafa daan Tigres benn bal ci dara. Morolan dem fële ca Mbour duma fa duma yu métti Océan ñeent bal ci ndaje bu Pout moom it dafa duma yu métti guney Mboro ñeent bal ci dara. Réserve Seneps Excellence dem fekki des fa ci Mbour daan ko benn bal ci dara. Saly SC duma yu métti Université bu Thiès juróom benn bal ci dara. Warang nag ñëw fekk si Mbaaxaan daan ko ñaar bal ci benn. COT ak Guney Ngaay dañoo témboo kenn dugalul dara ci sa camp moroom. ñu jeexale ko ak course fas fukkeelu ayubés ak juróom ñu joxoon ko rek Grand Prix bu Lonase. prix boobu nag ñi ko doon daw mooy fas yi nga xam ne ñett at la ñu am ci distance 2200 mètres lañ ko doon daw nag. Expert mooy yóbbu ndam la ci chrono boo xam ne mu ngi ko def ci 3 minutes yu tegal juróom benn seconde. loolu nag tax na ba kii di Expert bi mooy juróom-ñaareelu ndamam te juróom-ñaar ndam ci juróom-ñaar génn la ko def. mu mel ni kii di Expert teg na tànk ci poulain de 3 ans yi. Alpha moo ñëw ci ñaareelu place bi. Amine ñëw ci ñetteelu place bi. Miss Yacine ñëw ci ñeenteelu place bi. ci groupe 1 bi nag distance de 2200 mètres Duma Yéen moo ñëw ci place bu njëkk ba ci chrono 3 minutes 05. ñaareelu place bi Medina moo ko jël. ñetteelu place bi Aminou Ouma. ñeenteelu place bi Auguste. ci groupe 2 bi 2200 mètres Bouraax moo yegsi ci première place bi 3 minutes 07. Maguette Diop ci ñaareelu place bi. Mirvax ci ñetteelu place bi. Ndiogu Fall ci ñeenteelu place bi. groupe 3 nag lañ koy jeexale ci distance 2200 mètres Bel moo ñëw ci place bu njëkk bi am def ko ci chrono 3 minutes 03. Taïf ak Bayla ci ñaareelu place bi. ñetteelu place bi Ndigal. ñeenteelu place bi Taxwa. Fallou Ndaw ci ibaaru tàggat yaram. mbokk yi nag ñu jeexale xibaar yi ci seen télévision régionale ak la nga xam ne mooy yitteel ëttub yéenekaay yi xam ne bés bu yàlla sàkk ñuy génn ci mim réew di Sénégal. waaye it bés bu yàlla sàkk soxna Rokhaya Daba Mbeng di ci béy wàllu am solo la yitteel wàllu xool ana lan la yëglukaay yooyee daal di xaatim bés ni ki tey revue de presse. dal leen ak jàmm ñu ñëw ak yéen ci seen xibaaru yéenekaay yi ànd ci ak Le Soleil tey nag mu yeewu bu neex daal di ñuy xamal ni kii di président Macky Sall def na ay dige ba mu génnee ca 4 avril bi doon waxtaan ak askanu Sénégal dig ay ndaw liggéey waaye ñëwaat ci wàllug justice ak it wàllug social dundu doomu aadama yi ak it lu jëm ci seen kaaraange xamle na ci conseil présidentiel bi ne dina jox ay ndaw lu bare ci wàllug liggéey lu toll ci 65 000 ndaw la diglu ni mel fii ak weer bi ñu jëm waaye nag am na yeneen décision yoo nga xamante ni moom chef de l'État jël na ko ngeen doon ko fekk ci page 3 ak 5 bu journal bi. ñu daal di jàll ci li nga xamante ne xewoon na fële ca buun ca Ndakaaru mu mel ni foofee ca Yëmbal am na ay ndaw yoo nga xamante ne ci ay jamono ñu ngi doon wax ne dañ leen defoon li nga xamante ni moo di xarafal ñoom nag ay jigéen la ñu woon mu juróon nag nàcc gu bari goo xam ne yóbbee woon na leen ñu nem ca l'hôpital ga yàgg fa waaye nag mu mel ni boobee ban tey ñi nga xamante ne ñoo di seeni waajur ba tey ñi ngi am lu leen naqari ñi ngi am lu ñuy ragal itam ci page 6 bu quotidien bi bu ngeen fa demee di ngeen sax xaw a toqal rangooñ ndax di ngeen fa fekk ay confession maanaam ay mbir yoo nga xamante ni daal ñi di waajuru ndaw ya yëkkati nañ ko waxtaane ko ak ki nga xamante ni moo di ka ñu tegoon loxo di ka xarafaloon gone yu jigéen yooyee. ñu daal di des ak l'observateur moom sax daf lay daal di reetaanloo ndax itam dikk na ci combat Eumeu Sène ak Lac 2 nee na ñoom daal dañoo meloon ne rek ñun ña respecté leen mesures barrières yi waaw loolu de am mu mel ni nag ñu bari daal nañuy mer ci li nga xamante ne moo xewoon ca lamb 4 avril ga ca page 10 ba Gris Bordeaux sax nag ma ngay toj la nga xamante ne rek moo di waxtaan ca combat ba amoon daal di wax nag ay dëggam. ñu daal di jàll ci Vox Pop moom nag foofee liñ fa fekk dafa xaw a yéeme ndax itam dañoo wane ki nga xamante ni moo di Aminata Mbengue Ndiaye mu daal di ca levée des couleurs ya fa amoon téye loxoog ki nga xamante ni moo di président assemblée nationale di Moustapha Niass
lu waral loolu ñuy laajte ndax rek dañ doon wane ne ñoom ñaar dañoo déggoo ci jamono yi ñu doon doxal ci parti socialiste mu mel ni meen ak wendalee na boole woon ba tax ñu joxantey loxo wala dafa am leneen lu ca làqu ab laaj la daal bu sampu ci biir Vox Pop. ñu jàll ci le quotidien moom it dikk na ci décision yi nga xamante ne kii di Macky Sall def na ko waaye nag it ñëwaat na ci combat de lutte bi nga xamante ne amoon na niki 4 avril mu mel ni nee na saison bi dooraat na waaye test bi kat dafa négatif ci diggante Eumeu Sène ak Lac 2 ma ne ko lii daal moom dara lu positif amu ci. mu mel ni dañuy jàll ci la tribune foofee nag dinañ fa gis nataalu Bougane Gueye Dany di patron wu des médias moom nag ma ngay wax ay dëggam kii di président Macky Sall nee na ko hé Macky mu ne ko mu ne ko 9 ans ngi nii defoo ci réew mi la nga fa war a def nga yaakaar ne ci ñetti at war nga koo mën a def bu ñu jaaxal. ñu jàll ci journal Les Échos moom nag dikkaat na ci combat Lac 2 ak Eumeu Sène ak suñu confrères yi mel ni ñu mer lool ndax it seen kaddu yee ñu choisir def ko seen une dafa doy waar lool. insipide, inodore, incolore et sans saveur mu mel ni saful xorom saful suukar loolee lañ xamle wane ab déception lool man leen xooli metti na massa coono ñu daal di jeexalee ak stade foofee nag dikk nañu ci Ligue des champions yi mu mel ni classique bi affiche Real ak Liverpool Dortmund ak City candidat wu Ballon d'Or yi ñu waxtaane waat ko mu mel ni ci Ballon d'Or africain 2021 bi Mané Mahrez Salah championnat une bi mu mel ni moom moo fas yéene wane kan moo ci mérité yegg ci li nga xamante ni moo di Ballon d'Or di leen ñaanal kenn lu jàmm. Rokhaya Daba Mbeng ci revue de presse bu am solo boobee mbokk yi nag foofee la xibaar yi buure ci seen télévision régionale mu nekkoon xibaar yi ci marax gi yemoon nag juróom benn fan ci weeru avril ci atum 2021 di delluwaat di gërëm ñi nga xam ne ñoo ñuy seytaan ci bitim réew ci réseau bu ñuy wax IPTV am nag ñi tàmmu suñu plateforme yi ci mel ni page Facebook live site d'information www.prestigethies.com ak page YouTube bu Prestige delluwaat mbokk yi wax leen ni man ngeen wéy di télécharger application Prestige TV ginnaaw bi ngeen demee Google Play su ko defee xibaar yi tukkee bitim réew ak biir réew mi di Sénégal ngeen mën koo am ci anam nu mu gën a yombee ak nu mu gën a gaawee ci seen téléphone portable ak seen ordinateur mbokk yi ëllëg yeneen xibaar yi teel biir réew mi ak bitim réew mbokk yi jërë ngeen jëf.